mooy li ñuy wax rek nit su waxee rek wax boppam comme ay borom xel la ko sekkal donc bu ñu jógee ci loolu je crois que dinañ def tuuti divers rek pour jox leen li ngeen soxla jàngatu semaine bi ndax bëri na ñuy laajte ñuy woote di laajte ñu leen di sant di leen gërëm parce que voilà excusez-moi parce que xam nañ ne amoon na ay temps néewoon nañu xamoon ne ñun yàgg nañu ci sonn ci mbiru Sindia yàgg nañu di ci alerter yàgg nañ di def mise en garde lépp Sindia tax lu ëpp fukki at ak lu teg ñoo ngi ci biir di vraiment di saytu loolu waral nag aujourd'hui lu bari réeruñu biir Sindia donc di leen sant yéen ñu ñuy déglu di leen gërëm parce que lépp liñ ci jublu mooy vraiment njëriñu Sindia donc duñ leen fàtte benn yoon suñu tëddoon ba 4 heures du matin ngeen nañu da ngeen soxla jàngat ci benn suñu avis en tout cas ci benn situation dinañ leen ko wax donc pour ñu commencer ci laajte yi nga xamante ne ñoo gënoon fës ci semaine bi donc voilà dinañ def tuuti jàngat mais il faut qu'on soit clair suñu analyse bopp la et que ça m'engage man ci bokk ci coalition gëm sa bopp derrière le docteur Moussa Thior à Sindia mais tey analyse bi may def ci situation politique bi ça m'engage man personnellement ça n'engage pas le mouvement ni la coalition donc voilà dinaa ko def sur la situation de l'opposition à Sindia et puis Benno Bokk Yaakaar donc voilà parce que aujourd'hui ce qui se passe mooy ñun ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñun ñu nekk di déglu gaañi ci seen intervention yi on a vu que ni nous ne sommes pas compris parce qu'en fait dafa mel ni ñun au lieu de se concentrer sur Thierno Diagne opposition bi yëpp dañoo concentré aussi ñun alors su fekkonte ne on fait des échanges ci xalaat ci xam-xam ci développement on peut dire mais duñu gis argument boo xamante ni en tout cas loolu la opposition war a sukkandiku pour vraiment xeex ak moroomu opposant dans la mesure où amuloo lenn loo ko reproché donc je pense que ne combat bi dafa waroon nekk Thierno Diagne donc loolu li ñu ci jàngat mooy sant yàlla la parce que su fekkente ne ñun dem nañu ba nekk menace pour ñëpp donc je pense que ne ñun kon nous sommes le candidat idéal pour Sindia parce que ñun ñoo nekk pour intérêt Sindia ndax il faut que ñu waxante dëgg nag parce que opposition bi 8 candidats ci dëkk boo xamante ne dëkk bu ndaw bu toll ni Sindia je pense que ni am na ci candidature yi yoo xamante ni jar nañ taxaw seetlu parce que intérêt dëkk bu la taxee jóg intérêt dëkk bi kese te ngeen nekk juróom-ñeent war ngeen mën a jiital kenn rek yéen ñëpp ngeen topp ci moom ngeen gunge ko pour defar seen dëkk parce que ñëpp xej nañ ci donc su fekkee loolu amul ñun dañuy jàpp ne rek tout simplement que ni am na lu xew te loolu xew mu ngi wonewu ndax ñun wax nañ ko ci njëlbéen suñu position mooy bu ñu waxee ne nañ tànn candidat pour mu jiite opposition bi dafa amoon ñu commencé woon ne nañ dresser profil ñooñu ñu ne dañuy écarter ñi jàngul ñu ne leen est-ce que duñu def géew bi benn rek ñu tànn koo xam ne moom lañu yaakaar ne am na compétence mu dem ñu ne non opposition bi ci boppam ñoo ne loolu doyu leen dañ nekk ci jamono boo xamante ne vraiment soo jàngul waruloo mën a yor commune ok ñun ñu ne leen d'accord nañ maintenant d'accord nañu ñu jël ay moment yoo xamante ne dañu waroon dresser profil pour wax ne kii mooy jiite mais yow su fekkee dem nga bay dresser profil nga ne doo jël ku jàngul normalement ci ñi ngay jël ki gën a jàng nga war a jël loolu dafa war a bokk ci profil bi donc comme ñun xam nañ ne suñu candidat moo gën a jàng moo ëpp diplôme moo ëpp jaar-jaar ñu ne leen ok bu loolu amul sax ñu xool ki nga xamante ne buñ ko falee moom moo mën a toog biir Sindia
tal suñu mairie kese toog liggéeyal ñu parce que ñun meluñu ni yeneen communes yi ndax suñu commune dafa tardé. Alors loolu biñ ko proposé mu am ci candidat yi ñoo xamante ne dañ nekk fonction dama guñu retraite ñu ngi fonction te mënuñu bàyyi seen fonction ñoo toog ngir Sindia kese fasuñu yéene joxuñ ñu benn garantie pour loolu muy deuxième chose. Troisième point bi nga xam ne moo gën a essentiel ñu ne suñuy évaluer candidat bi ñu war a jiite moom parcours am lan la def ci àdduna ak jaar-jaaram lan la ñu gis ne ñun suñu candidat dafa jàng am ay lijaaseem génne université Cheikh Anta Diop nekk docteur jóge fa dem jàngi leneen ak leneen management affaire yooyu jàngee Chine jàngee France am ay relation Washington bi mu ubbi cabinet kon kooku mu leer ñépp ne tey jii aduna bi yépp boo déggee ñuy wax ne ubbi te aduna bi mooy vraiment nit koo xamante ne bu ñu la falee nga mën a jóge Sindia tey na maa ngi dem Chine uti fa ay partenaire boo demee nga xam làkk bi ngeen di làkk lu am solo la nga mën a làkkanteeg ñoom am say relation foofu boo fa jógee ñu ne la demal France nga uti ji partenaire nga bañ a def comme Thierno Diagne dem Tour Eiffel di photo wu di def naka sa dul noonu nga mën a dem xam ne ñii kat ci lii lay wax ak ñoom nii ak nii te am naa fi ay relation ndax am na ñu ma jàngal ndool tey ñu ngi ci gouvernement France tey ay kilifa lañ boo fa jógee ñu ne la demal au moins États-Unis boo demee nga mën a làkkanteeg ñoom mën a am ay relation foofu basé wu te yaakaar naa docteur Thior ñëpp xam nañ ne cabinet am sax mu ngi koy ubbi Washington donc ñu ne kooku moo doon troisième point bi waaye léegi su fekkee wax nañ ne ñetti critères yooyu la ñu soxla pour ñu jël kenn ñeneen ñi jiite ko ñu gis ne lépp ànd na ak docteur Moussa Thior ñu ne léegi yi des mën nañu wax koo xamante ne jox nañ ko paludisme mu yor direction paludisme Sénégal ba nguur gi décoré ko ñaari yoon ci at bi ne ko meilleur homme de l'année tey jii tey bu ñu toogoon tey ñu ne nit mu ngi Fuuta wala mu ngi New York wala mu ngi feneen baatu Sindia turu Sindia su ko déggee ci plateau yu magu télé yi ak di dem toog di wax ci Sindia moom la ñu njëkk a gis mu def ko donc am na loo xamante ni ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi ci kaw di côtoyer wante xamante ci biir ci opposition beeg yooyu ñun xamante nañu xam nañu ki ñu mën a jiite ki ñu war a jiite ak kan la xëy na kay dañoo bañ yéene loolu askanu Sindia te loolu noonu buñ ko bañee kon Sindia daanaka taxul ñu jóg xëy na beneen intérêt moo ñu tax a jóg donc loolu moo taxoon ñu ne ñun comme que noonu la demee te askan la ñuy waxal askan lañ bëgg a jiite askan boobu mooy tànn askan boobu ñun wóolu nañ ko bu ñu demee ba tollu foofu en tout cas ñun suñu politique mënul nekk dem ba bàyyi ba élection jot ñëw di may table banc di may ay loolu ak loolu te juróom-ñaari at kenn gisul ngay def yooyu ñun on voit mal ñëw di jënd population wala di corrompre population loo xam ne ñun suñu bopp ñoo koy bañ ñoo koy tere parce que dañ ne population bi nit balaa ngay napp jën jox ko jàngal ko ni muy nappee defaral condition kon doo ñëw di ko tàmmal loo xamante ni loolu noonu c'est juste éphémère benn moment nga koy def pour nax ko après nga dem leneen ñun beneen politique la ñuy indi c'est-à-dire wax nit ñi dëgg waxtaan ak ñoom ba ñu mën ñu votel ñu xam ne ñii lii lañu te ñun dañu bañ ba joxe ay firnde ne leen dem leen ay LinkedIn dem leen Wikipédia dem leen laajte parcours yi ñu jaar fépp fu ñu jaar ngeen xool liggéey ba jël retraite sans faute li ci gën a am solo sax ci mbir moomu mooy ñépp xam nañ ne discipline militaire nu mu demee ku nekk biir armée nekk fa kilifa bu mag biir armée ba njiitu réew mi tànn la ne la yow yaa may faj njiitu réew moomu jóge fi keneen wuutu ko kooku amaat kóolute ne la yow yaa may faj nga nekk ba grade bi mujjee ci armée ñu jox la ko woon la ne bonne conduite
vraiment armée ne la yow bonne conduite, c'est-à-dire que ñi xam armée ñi def armée même ñi deful armée bonne conduite boo ko déggee mooy wax dëgg yàlla ni nga doxalee c'est discipliné. waaw loolu boo ko booleeg milliards yañ la daan dénk programme yañ la daan dénk ñëpp ñu saytu la ne zéro faute, amuloo lenn lu la askan bi di toppee ci loolu, ñu décorer la teg ci. yow nga ñëw ci dëkk bu ndaw boo xamante ne Sindia nga ne mooy sama dëkk, dama am envie defar dëkk bi, dama am envie vraiment dëkk bi ma avancer loo ko, développer loo ko. je pense que waa dëkk bi suñu xamee yow yaay kan werante du ci am, parce que waa dëkk bi bëgg nañ dara. loolu moo waral ñun suñu démarche kenn duñu dégg ci yenn yi, kenn duñu dégg ci yenn xëccoo yi wala yenn wax yu ñaaw yi wala yenn dem ak dikk yeeg yooyu. ba pare nag mu am li nga xamante ne moo ëpp solo ci jàngat bi may def tey. ñëpp xam nañ ne élection locale élection la yoo xamante ni goxaan yi ñoom ñooy tànn ki leen di jiite, mais loolu noonu dafa am impact bu rëy ci élection législative ak présidentielle. ndax gis nañu Macky Sall moyens yu muy déployer pour élection locale yi dégg nañu fii yu bëri. donc même su fekkente ne élection locale amaanaa am na ñuy far Benno Bokk Yaakaar ñoo jàppale ñu suñu gox, mais lii logique politique dañ ko war a wax aussi. c'est-à-dire que aujourd'hui bu ñu xoolee en moyen Sindia liggéeyu parti au pouvoir mosul arranger Sindia, c'est-à-dire que Ousmane Lo socialiste la mu ñëw mu yàq suñu commune, ki far ci moom Thierno Diagne ne Ousmane Lo moom moo prouvé moo confirmé moom moo ko gën a confirmé li Ousmane Lo doon yàq yépp mu wax ñu ko. mu ñëw ñu fal ko mu bokkaat au pouvoir Benno Bokk Yaakaar ñëw yàqaat suñu commune toog. léegi su fekkente ne ñun am nañu lecture am nañu gis-gis ci loolu, ñu xam ne bu ñu jógee ci local ci législative lañ jëm, te bu ñu jógee ci loolu dañuy dem fali ji président bu ñu jiitee, te kooku ci li muy jiitee Sénégal Sindia daf ci war a gis boppam, dafa war a am njëriñ. kon ñun fii la ñu war a commencer gën a xalaat ñun suñu dëkk nan lañ ko war a mën a préparer à ce que mu def face ak enjeu yi ñu nekk ak fi ñu jëm. parce que buñ ko deful dañuy fàtte, kenn duñu dégg, ba pare nag gaa ñi continuer di ñu noot. ndox bu ñuy naan bu sell sax duñ ko am, ndax gis nañu gaa ñi seen kër yi lañ gas forage yor suñuy million di ñu romb gauche droite ak seen oto yu rafet, ñun ñu continuer di torox. waa ji wax na ko fii ci audio bi fuité, ay ordonnance yoo xamante ne xam nga nangam loolu de la fi wax. donc ci biir loolu bu ñu xoolee opposant yi nekk Sindia, li tax ma ne nañu bàyyi di ñu attaquer, parce que ñun dañuy argumenter, ñun duñu attaquer la personne, mais dañuy wax lu logique lu yenu maanaa nga xam ne askan bu ñu dégloo rek ñu xam ne ñii li ñuy wax nii lu yenu maanaa la. mooy que ni tey booy xool ci opposition bi ñu bëri, opposants yu bëri, pour ne pas dire les 8 candidats, am na ci ñoo xam ne Benno Bokk Yaakaar lañ bokkoon, ñu fàkk defaat beneen camp, c'est-à-dire ba tey jii nii Benno Bokk Yaakaar mooy xëccowaat mairie Sindia bu fekkoon ñoom ñaar kese ñoo dem candidat. mu am ci candidat yoo xam ne ñu ngi bokkoon réew mi, muy Seybatou Sène réew mi la bokkoon. réew mi tey buñ ko xoolee, réew mi mooy maanaam mburu ak soow. donc réew mi dugg na ci Macky Sall. quoi qu'il arrive loolu mooy réalité politique, mooy li am. donc ci loolu la ñuy wax. donc li tax ñuy wax Seybatou wax réew mi mooy Seybatou n'a pas dit qu'il a démissionné à réew mi, donc démissionné wul réew mi. et moi je pensais que ni amoon na raison bu gën a wóor, parce que Abdourahmane Diouf ñun ñii ñëpp dañ koy soutenir, ci moom lañ jëmi ji, dinañ fa dem, parce que pas dinaa ci ñëwaat, c'est pas parce que il est de chez nous, mais Abdourahmane Diouf dañoo naw xam-xamam, moo tax ñu ne mën nañu am sañ-sañu jàppale Abdourahmane Diouf parce que dafa bokk ci ñun suñuy principe. donc Seybatou amoon na
possibilité démissionner réew mi parce que nit nag benn instant il faut que ngay mën a jël say responsabilité boo ne askan dama lay jiite su ma lay jiite bu ñu sàccee baadoola wala ñu def baadoola dara wala nangam nit ki ñëw dama koy teg ci yoon kon damay wax li nga xamante ne mooy dëgg mooy akalaay taala donc loolu la wax loolu da nga koy commencer ci yow sa bopp c'est-à-dire que tu démissionnes ñun ñu mën a positionner suñu Sindia bi ñuy fal majorité bi ñu fay am ñu mën a xam ne majorité bi élection présidentielle bu jotee wala législative fii lañ jëm ñun lii la ñuy waajal mais tu n'as pas démissionné après tu es venu te nga nekk candidat biir Sindia donc loolu mu nekk problème boo xam ne bu ñu ci xalaatul léegi suba dinañ ci mos a xalaati ji te loolu dafay indi benn cassure lay indi c'est-à-dire bloc bi ñuy am tey bu fekkoon dañoo gagné mairie bi ensemble ci contexte yi bu ñu demee ba tollu foofu daf ñuy indi benn cassure parce que dañuy diviser wu donc l'équipe bi nga xamante ne dafa waroon mën a am benn genre cohésion pour liggéey loolu daf koy boo defee philosophie politique boo defee analyse bi da ngay xam ne loolu noonu benn problème bu rëy lay nar a indi ji quoi boo xamante ni du arranger fonctionnement commune u Sindia donc beneen bi boo xoolee aussi ku mel ni Guillaume Hamadou Sow kooku parti socialiste la woon il s'est battu jusqu'à la fin il s'est toujours revendiqué socialiste donc aujourd'hui comme ni ñu waxee dinañ ci ñëw ci audio Aliou Faye bi nekk Jilaax audio mi fuité mi ngi wax di classe les coordinateurs yu yeneen parti c'est-à-dire Rewmi ak coordinateur u APR ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi leen fay classe donc yéen a ngi gis ne problème bi mi ngi commencé indi ay division foofu donc Hamadou tey moom mi ngi parti socialiste il n'a pas pris ses responsabilités comme Seybatou pour ne j'ai démissionné léegi je suis vraiment dans l'opposition parce que l'intérêt de notre commune est que on fasse comme ça parce que nguur aussi da ngay naxanteeg moom et puis boo ci nekkee il faut que nga mën a am ay analyses yu pointues yu précises surtout nga nekk commune bu nekk Sindia nga xam ne avenir am dafay dépendre ci yow parce que yow la ñuy fal donc foofu dañuy soxla xam-xam du ñu soxla kuy tâtonner maanaam donc aussi bu ñu xoolee kaw Guillaume aussi c'est pareil il est dans le parti au pouvoir c'est-à-dire que dans la coalition du parti au pouvoir ba tey malgré que am na ay socialistes yu dem Benno Bokk Yaakaar mais ba tey bés bu ñu demee ba ci cappaandaw ja ñoom seeni kilifa ñooy toog waxtaan muy mburu ak soow muy ñoom socialiste ñoom ñëpp ñooy toogaat def pacte dem législative ak ñun dem après dem présidentiel ñoom dañuy jubóo aussi parce que bu boobaa intérêt yu ñuy xëccoo après weesu nañ ko mais maintenant day nekk benn intérêt commun léegi ñun liñ doon bañ ak yi ñu doon kii ñoom dañuy ñëw def benn pacte gën a seen doole gën a renforcer wu pour ñu dem ñii sànnante xeer ak di waxante lu ñaaw ak loolu ñoom ñooy ñëwaat ànd dem donc nga dem aussi nga xoolaat Mamadou Faye Petrosen pareil kooku apériste la kooku moo fi faloon Thierno Diagne kooku nangam d'ailleurs sax ñi nekkoon ci Thierno Diagne ñoo nekkaat ci kawam waxoon nañ ko duñ ci dellu si waat donc nga continuer jóge foofu dem ci Makumba Faye pareil Makumba aussi ku ne xam na kooku Ousmane Lo ku ne xam na gis nañ fi vidéo Ousmane Lo yu muy taxaw ne dafa waroon def choix ci ñoom di wax d'une manière boo xam ne moom am na confiance ne lii étape la mais buñ ko weesoo da leen di dajalewaat ñu juboo ki ci def tooxi duuna kee du ko mën a wax dara parce que ñoom ñëpp benn la ñuy doon ànd def bloc nekk ci kaw askan bi di buum bi extra am na candidat yu bëri mën naa leen citer donc ñun bu fekkee dañuy woote ne dañu am xam-xam dañuy def ay analyses yu précis dañu soxla avenir u Sindia dañuy def loo xamante ne dafa yenu maanaa yooyu yëpp dañ ciy tenir en compte loolu moo expliqué li tax ñun ak yeneen borom xam-xam yi nekk Sindia ak les étudiants yi nga xamante ne vraiment c'est des patriotes à Sindia ak nit yu baax yi nekk Sindia am open mind ñoom ñëpp ñu adhéré wu ci docteur Moussa Thior parce que xam nañ ne kii amul benn parti boo xamante ne am na fa xaar ma yàlla tey su faloo bu fekkee intérêt Sindia ci nguur gi la nekk moom mën na liggéey ak nguur gi amul ak ñoom xaar ma yàlla
bu fekkente ne intérêt Sindia ci opposition bi ñoo falu wala leneen ak leneen mën na liggéey ak ñoom parce que amul ak ñoom xaar ma yàlla donc c'est un élément neutre dafa mel ni rek gis nga yàlla buy defar lépp day baaxandoo dafa mel ni moment yii lañ ko soxla nit yi nga xamante ne daan nañ tëdd seen néeg yi am njàkkarektis jaaxle Sindia nekk di noot ndox mu ñu naan jàngum xale yi lépp noot yàlla dafa jékki-jékki ñëw sauver ñu parce que kii ñëw ni critères yi ñu soxla képp ku toog dama leen koy ñaan yéen internautes yi képp ku dem toog sa kër toogal rek nga xalaat waa ji mooy kan ak fi mu jóge ak lan bu waroon jóg tey pour liggéey lan moo ko mën a tere liggéey doo gis ne lenn mën na ko bloquer pour mu liggéey looloo tax ma ne ko man de tey ça fait 7 ans ou plus may xeex pour Sindia li ma gis ci yow di la jàppale di xeex pour nga jiitañu bés boo toogee Sindia ma gis porox ndol lu niroowul ak ñoom yow sa bos mooy gën a garaaw gaay parce que yow duma la baal dara ndax dama xeex pour nga fal voilà liggéey depuis ci ki nga xamante ne mooy ki gën a néew doole ba ki ci gën a ëpp doole bi Sindia nga yemale leen fexe liggéey loo xamante ne mooy jëmale Sindia kanam ba pare nga mën a jàkkaarloo tey bu ñu ne woon tey Ban Ki-moon wala tey Donald Trump wala Joe Biden ñëw na Sénégal nga mën a toog waxtaan ak moom wax ko projet niveau boobu lañ soxla ci Sindia Macky Sall bu ñëwoon tey nga bañ a def comme yu Thierno Diagne def dem def une semaine ñu réciter loola benn affaire nga ñëw doo ñeme ngay lox munoo wax ak Macky Sall parce que xamuloo mënuloo sax waxtaan ak moom ci tubaab yu leer voilà donc comme que yooyu yëpp am nañ kilifa tey parce que plateau bu coor toog dañ koy woo international Sénégal ñëpp dañuy toog déglu ko ci ay TFM RTS fu ne ñu koy laaj xalaatam ci Sénégal ci ay jàngoro ci ay leneen ci ay économie santé droit de la santé tout kooku yaakaar naa ne buñ ko amee Sindia c'est un plus donc pour vous dire que yéen ñi nekk ci opposition bi ñun dañoo jox ku nekk cëram joxuñu kenn bañuñu jox kenn cëram te kenn duñu dégg ñuy wax directement ci candidat di ko wax yoo xam ne jëmalewul Sindia kanam jëmalewul kii bu fekkee menace la ci yéen li mu nekk menace ci yéen loolu intérêt Sindia la parce que yàlla moo ko may Sindia mu ñëw ba am kii bi donc yéen bu fekkee askanu Sindia moo leen ñor da ngeen di dem ngeen def seen campagne bu leen askan bi falee loolu bu defee askan bi moom la fal ñu xam ne loolu la mais bàyyi leen si seen bëgg-bëgg bopp ak li ngeen naral seen bopp ngeen bëgg a yàqal askan bi ki nga xam ne moom fi mu nekk nii ci candidat yëpp moo fi nekk ki mën a yóbbu Sindia suba te lii may wax ci vidéo laa koy waxe bu fekkente ne am na candidat bu mën a défier coor boo xamante ne am nga parcours bu gën bu coor wala gën nga ko jàng wala am na domaine boo ko gën a maîtriser na ngeen ñëw yéen candidat yépp ngeen dem rajo Sindia ngeen tànn sujet yu leen neex ngeen ñëw askan bi àtte leen noonu lañ koy defee je pense que ni loolu mooy démarche bi ñu war a def comme que ñun ñi nga xam ne dañu waroon boole tey jëlee fi Thierno Diagne bi yàq suñu askan mënuñu def loolu ba dañuy toog di jéem a xeexante ci suuf affaire léegi nañ dem askan bi àtte ñi na candidat yépp képp ku wóolu sa bopp yor nga sa programme yor nga sa lépp na nga ñëw ñu dem def comme ni européens yi di def ni ñëpp di def ñu dem ci benn plateau télé wala ñu woo journaliste yépp ñu ñoo toog ci benn studio Côte Ouest xibaar bu junior askan bi dégluñu ku nekk ñu def ay débat ñu ku nekk nga wax boo jëlee Sindia fii nga koy jëlee fii nga koy yóbbu nga wax ni ko ñu déglu la bu baax parce que lu mën a nekk xam nañ ko bu boobaa askan bi dinañu àtte mais tant que nanguwu leen def loolu nanguwu leen feeñ ci affaire bi jéem leen concentré wu ci Thierno parce que def ngeen loo xamante ne tey jii askanu Sindia su nelawoon tuuti rek Thierno Diagne mooy gagné wat te kon yéen ñëpp pour des fins personnelles des intérêts crypto personnels di ngeen xañ Sindia vraiment nit koo xamante ne c'est un don de Dieu c'est un don du ciel mais c'est dommage pourquoi parce que tey jii
gaal boo ci nekkee nga yor sa ëmb keneen yor ëmbam keneen yor ëmbam ngeen nekk ci gaal boobu pour ngeen di traverser géej bu ku nekk ñaanee sa ëmb na mucc sa ëmb morom su muccul su gaal gi suuxee sa ëmb dina suux ba suuxaale sa ëmb morom kon li jara ñaan mooy gaal gi na mucc ëmb yépp génn parce que tey man su ma ne damay xool mbokk wala damay xool sama xeet je suis minorité wala dinaa xool Yankhoba Aïdara wala Moussa Ciss wala peut-être Aman Ndaw Sène wala Ousseynou Ngom fu ñu nekk ma dem fa parce que samay frère lañ ki nga xamante ne pël la su xoolee ne man pël lay votel du objectif parce que pël bi mu nar a votel bu fekkee pël boobu jàngul wala mënul yor Sindia wala mënul yor askanu Sindia peut-être que moom benn yoon dina am ordonnance